salaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si li ci nar a gën a fës. Birama Ndiaye. bokk na ci li ci nar a gën a fës coowalu suuf bi nga xamante ne moom moo dox ci wàllu terrain de football bu SAPCO mi dox diggante ñu dëkk ca quartier boobee ca Thiès Ouest ak promoteur boobee maire bu commune ouest bu Thiès Ouest nag jàpp na ne nag ay kàddoom lu mu yëkkati dafa mel ni nag askan wala àndal ndaxte jàpp na amul benn délibération ba nga xamante ne daal dinañ ko def ci terrain boobee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca booba jamono ña nga xamante ne ñoo doon dox fii di Tivaouane Peulh nekk tey itam amoon ay jàppante ak it way takku dere ngir rek ñu daal di leen jox seen suuf soosé nga xamante ne nag dañ ko mujj foqati ci seen loxo jox ko ñeneen loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ànd ceeg suñu ndaw la fa di Denisia Samb programme modernisation Promoville bëri nañ ay ndaw ya nga xamante ne nag dañ leen tàggat ngir rek ñu daal di am ab liggéey wante dañaar ne ñuq loolee daal di dem fa nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub immigration clandestine ak it yeneen ya nga xamante ne daal dinañ ko nemmeeku foofee ca Kaolack tax na ndaw ya nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak kii di Macky Sall foofee ca Kaffrine jàpp ne bépp programme ba nga xamante ne dañ ko faa def ngir rek daal di fexe wàññi lépp lu jëm ci wàllu ñàkku xëy ndaw ñi loola dafa lajj dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi noonee la ndaw yu nekk ca parti Pastef daal di gis itam ci doxalin président Macky Sall ci lu jëm ci wàllu xëyub ndaw ñi ndaxte gis na ne itam Sénégal moom la ñu teg ñetteelu place ci dëkk yi nga xamante ne foofu la ndaw ñi gën a ñàkk xëy loolee gis nañu nag politique bu lajj la ak yit yeneen yu demee noonu la nekk tey ji lañ doon jànnog waaye taskatu xibaar yi dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca booba jamono tiis la ñu daal di nemmeeku foofee nga xamante ne moom moo jëm ca wàllub Matam benn sa ndaw moo daal di faatu moo daal di xaru niki tey ji ca Vélingara Ferlo daal di tëb ci teen mujj fa jaare ñàkk bakkanam dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ci boobu jamono itam lu dem ci wàllu dem beeg dikk bi ca Gambie daal dinañ yëkkati bépp mesure yu doon tere la nga xamante ne moo jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ci jaww ji ci géej gi ak ci suuf si dinañ ci ñëw ànd ceeg suñu ndaw li ne mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar contradictoire wax sa xalaat lu ñuy waxtaane bokk na ci coowalu suuf ak yët bilang lu jëm ci wàllu mbas mi ak lu nga xamante ne moom moo jëm ci taxawaay giñ ci war a am ci 88 lay doon 628 98 98 bi ci réew 33 841 22 33 Pape Abdoulaye Dieng moo fete ci xarala gi. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo niñ leen ko waxee xibaar yi tey la aljuma yem ak fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre atum 2020 ak ñaar fukk ñu doore ko ci coowalu suuf rawatina foofee ca terrain football bu SAPCO mi dox diggante askan wa yeewa ca quartier Thiès Ouest ak promoteur ba fa maire ba nag lu ci ay kàddoom dafa mel ni askan wala àndal ndaxte jàpp naa ne nag amul benn délibération ba nga xamante ne daal dinañ ko def ci terrain boobu Aliou Sow jàpp naa ne nag moom tey la gën a taxaw ngir rek daal di gunge ndaw ñi ci lu jëm ci wàllu seen tàggat yaram xool ananes la ñuy def ba daal di ci andi saafara Aliou Sow ñu teewlu ko ak Babacar Ndaw. position bi ci leer mooy ñun mairie bi délibéré wuñ surface bi ñaareel bi mosuñu apposé benn avis ci benn document pour wax ni fii kat joxe nañ suñu avis pour diw mi mën a am kayit sàngam donc mosuñu gis document bi ba bi clôture bi day taxaw man maa woo waa DSCOS ñu pour ñu sommer leen ñu arrêté bi waa DSCOS demee sommer ñu arrêté après ñoom dem nañ wuy ji ñi ko moom nee nañu dem présenter fa ab titre foncier wala état de droit réel bu wane ne ñoom ñoo ko moom donc may leeral daal opinion bi ñu leer que ni commune Thiès Ouest jegewul laalewul ci lenn li nga xam ne moo tax tey kooku am kayit googu donc may wax population yi ne vraiment seen taxawaay rafet na mais quand même comme dafa touché suñu ay population ba tey xale yi nar a ñàkk aire de jeu bi ñuy fubale te xalaatoon nañu tey suñu jëloon terrain football boobu mënoon fa amaat beneen unité boo xam ne mairie bi dafa amoon envisagé woon defal fa jigéenu SAPCO yi ay unité de transformation ba projet bi presque démb rek réunion nañ ci avant point de presse bi fi ñu fekkoon nañu ciy waxtaan donc point de presse dafa ñuy fekk ci vision boobu ñu jàpp rek ni ko loolu su amee vraiment ñoom li ñu wax dafa jar tey muy man élu local le maire de la ville qui est un élu local ñu jóg dem seeti kilifa yi ñu war a waxal bu dee waa ji kayit yi mu yor kayit yu valable la état du Sénégal moo ko jox vraiment ñu wut pexe ci gaar daar la fa des balaa keneen di ci teg loxo parce que nee nañ am na tamit ko moom mais tey bu ko population SAPCO yi ñàkkee nañu jàpp ni xale yi amatuñu aire de jeu tey même bu fa école amoon fu ñu defee éducation physique amu fa yooyu yëpp nag dafa jar a xool parce que SAPCO ni quartier bindoo amul fenn foofu mën a génnee terrain football amul foofu mën a génnee unité de transformation pour les femmes donc li ñuy xeex lu légitime la li ci am solo rek mooy leeral d'abord que ne mairie bi jegewul laalewul ci loolu
mais it pare na tey jii pour ñu recevoir leen ànd ak ñoom seeti ñi ñu war a seeti ma jàpp na nga document bi ñu wax antérieur na ci ñëwu préfet fii ak ci ñëwu gouverneur ak vraiment ñeneen ñi fi nekk donc tey ñoom nekk nañ dans une position boo xam ne bu ñu leen seeti jee war na ñoo mën a jàppale pour que population yi loolu ñu yuuxu li ciy yoon te yoon may leen ko ñu jàppale leen pour ñu jot ci. di kaddu maire bu Aliou Sow nekk maire bu Thiès Ouest doon addu ci micro Babacar Ndaw programme modernisation bu Promoville bëri na ndaw ya nga xamante ne daal dinañ leen ci tàggat wante loole dañ ko teg ci suuf dem utali lii lee di mbëkk mi la ca ëpp ci programme yooyu nag dafa lajj ngir rek gune yi daal di am po xëy loole ñi ko xamle di mouvement Makis yu nekk foofee ca Kaffrine ñoom nag jàpp na ne lii lee di programme yooyu amut benn njeexital ci wàllu xale yi ndaxte kenn ci ñoom amut lii lee di stage wala boggu financement ba tax ñu daal di yëkkati kaddu di jëmale ko ci njiitu réew mi ak gouvernement mi daal di xool ana nees lay def ba daal di fexe amab doxalin bu yees ci wàllu politique ndaw ñi Pape Gorgui Kare lay wuyo ñu teewlu ko ak Mamadou Camara. programme Promoville amoon na idée def ko taxawal ko pour moderniser les villes dafa amoon phase bi nga xam ne mooy phase employabilité des jeunes mu waxoon ne nañ leen former jeunes yooyu mën a liggéey ci programme boobu noonu malheureusement tey réceptionné ay liggéey yi nga xam ne gën na ci programme Promoville ci jeunes yu ñu formé woon ça fait des milliers de jeunes amul benn jeune boo xam ne liggéey na ci programme boobu noonu surtout secteur bi nga xamee ne mooy conducteur d'engin lourd ñoo ngi taxawal gis nañ ne xëy na président Macky Sall am na fu mu bëgg a employer jeunes bi mais malheureusement entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci liggéey bi njiit ñi nga xam ne ñoo yore liggéey Promoville jëluñ loolu en considération en fait dañuy tromper sax li nga xamee ne mooy idée yi nga xam ne mooy Sénégal pour jeunes yi mën a liggéey tey loolu moo ñu merloo wane injustice boobu ñii yenn ci ndaw ñi am na ñoo xam ne ñoo ngi jël yoonu géej am na ñaari xarit yoo xam ne ci lu ñu xam ñoom ñoo ngi tëdd dañaa feebar am na ñoo xam ne tey ñoo ngi góorgóorlu dem di def ay ouvrier mais malheureusement ci lu ñu leen formé woon pour ñu mën a liggéey ci li nga xam ne mooy programme Promoville ba léegi amul benn jeune bu ci liggéey janvier 2018 centre de formation bu Diamniadio foofu lañ leen formé woon lu ñu bëgg mooy président mu xoolaat évaluer li nga xam ne mooy programme xoolaat jeunesse boobu noonu ñu bëggoon ñu liggéey après leur formation jeunesse boobu noonu yan jeunes ñoo ci liggéey entreprise yooyu noonu ñu forcer leen à ce que bés bu ñuy liggéey ci yu mel noonu même suñu mënul jël ñëpp ñu jël quelques jeunes parce que financement yi un jeune bi nga xam ne formé nga ko amul liggéey DER nekk fi ANPEJ nekk fi yeneen structure yu bëri nekk fi amul benn jeune bu ñu financé xam ne jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci li nga xam ne mooy conducteur d'engin ces jeunes là tey conducteur d'engin dafa nekk métier boo xam ne bu noble la mais métier bu cher la suñ la financé pour ñu financer la pour nga mën a tijji kenkaay jaay ay pièces détachées programme yu ñu teg Promoville que ça soit yeneen programme yëpp gars yi dañaa dévier li nga xam ne mooy idée bi. ni ñu leen ko waxee woon rek ci ndorteelu xibaar yi dox ñaxtu bi amoon foofee ca Tivaouane Peulh la ñu daal di dem fekk fa suñu ndaw la fa niki tam sànq nag daal di woon na am jàppante diggante gune yi ak way takku deri Denisia Sambou. tàngoon na jër àjjuma ji ca Tivaouane Peulh ci diggante collectif yi nga xam ne dañoo tojoon seeni kër ca VDN 3 ak takk der yi. bokk na ci li ko waral wootewu gouverneur bu Dakar di leen xam ne nag 20 hectares yañ leen joxoon dañ koy mujj jëlaat delloo ko waa si presse Pape Khalil Gueye moo yor seen kàddu. état bu Sénégal dafa joxoon fii ci victime Tivaouane Peulh mooy nga xam ne ñi tojoon seen kër ci atum 2017 te lañ ko tojee woon mooy dañu waxoon ni emprise VDN ni moom lañ fay teg donc loolu nekkoon mbir mu metti ñu nekkoon ci 3 ans di xeex état bi di ñu dig ba élection yi passé président Macky Sall jël dogal jox ñu 20 hectares fii ci assiette bi mu ñu joxee 20 hectares donc ñu liggéey ko ba mu paree ba dara desul lu dul xaar avenant bi ñëw pour que ñu séddale terrain yi victimes yi ci surprise bu mag le gouverneur Dakar woote lundi passé xamal nañu état bu Sénégal décision boobu mu jëloon ba joxoon leen fa 20 hectares te mu bindoon ko jaarale ko ci ministre Birima Mangara décision boobu changé nañ ko maanaam 20 hectares yi dañ koy nangu ci yéen. waral collectif bi ne du ci dal gannaaw marche boo xam ne nag dañ leen koo bañal ñu wàcc ci kaw tali bi defanteeg takk der yi. victimes yi naam que traîné nañ ak ñun. état bi traîné ak ñun dañu dikk recensé ñu war ñu fay impense gisaguñu dara 3 ans victimes yi egsi nañ ci étape boo xamante mënatuñu muñ dara te li ñu jox
tànnaluñ ko suñ bopp encore une fois ñoom état bi ñoo bind seen kayit ñoom état bi ñoo ñëw identifier fi ñu jox muy 20 hectares yi ñoom état bi aussi tamit ñoo ñu autoriser que ñu liggéey le temps que kayit yi di ñëw fii suñu maam yi ñoo fi nekk doon fi bay doon fi sàmm ñun képp ku fi war a dugg jàpp naa ni suuf si da nga war a ñëw ñu jox la mais ñoom duñ ñu wër ndomba ñëw di titre suuf si nu mu leen neexee fii titre fi nekk yëpp benn baaxu ci parce que suñu suuf la. jàmmaarloo yoo xam ne jàpp nañu ci ñaar ci ñoom ñu ca Tivaouane Peulh fa nga xam ne mairie bi takku dex yi dañ faa feesoon del ngir sécuriser que Tivaouane Peulh Denisia Samb pour Sud FM. ca booba jamono lii lee di Guy Marius Sagna ak waa Front Frappe Dégage daal di woon nañ ñëw teewe doxu ñaxtu boobee ñoom nag la ñoo yëkkati bokk na ci njiitu réew mi daal di fexe delloo askan woowee seen 20 hectares moom Guy Marius Sagna ñu teewlu ko ak Denisia Samb. waaw ñun waa Frappe ñun waa Doyna dañoo ñëwoon fii pour wane suñu naqar wane suñu métit wane suñu ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn victime yu collectif de Tivaouane Peulh ndaxte lu ñu leen def métti na ci atum 2017 la ñu toj seen kër la ñu toj seen fondation la ñu sàcc seen suuf président de la république kenn saxalu ko lem kenn saxalu ko suukar mu ne pour dédommager leen dina leen jox 20 hectares. boobu ak léegi nag Mame Boye Diao mu ngi leen di këlli-këllee boobu ak léegi nag état du Sénégal mu ngi leen di foowee boobu ak léegi nag mu ngi mel ni état du Sénégal fas yéenewul sàmm kaddu bam or kaddu président de la république du kaddu Guy Marius Sagna du kaddu Doudou du kaddu Fatou kaddu ki nga xam ne moom la ñu jël suñu yaakaar yépp dénk ko donc li ñuy wax président Macky Sall mooy gor ca wax ja li nga xam ne moom la wax waa Tivaouane Peulh maanaam 20 hectares yooyu mu waxoon ne daf leen koy jox ba jamono yii passé gouverneur bu Ndakaaru génn ci ba mu set wecc dina ko jox waa Tivaouane Peulh ci nii wala ci naa ñu jàpp nag ne li nga xam ne moom la ñu def tey mooy tere manifestation waa Tivaouane Peulh du dëgg du yoon ndaxte kat damay fàttali ne samedi bii passé ñun ak ñoom ak ñeneen ñoo defandoo marche place de l'Obélisque dem RTS or ñëpp xam nañ ne ci Sénégal kaawu coronavirus Dakar la ëppee faaw ñu def benn say boo xam ne duñu mën ci ñun dara te président Macky Sall dinañu delloo tey mbaa suba suñu 20 hectares. loolee di ngeen ci mën a àddu ci njeexitalu xibaar yi lay doon ndaw yu nekk ca Pastef di patriotique nekk tey ji ñoom itam daal di nañ am ab taxaw seetlu ci doxalin politique bu président Macky Sall rawatina régime am ci liggéeyu ndaw ñi noone gis nañu itam Sénégal dañoo daal di classé ñetteelu place ci ña nga xamante ne foofu la ñu gën a nemmeeku ñoo ñàkk xëy ne foofu la ñu ëppee ci biir àdduna si patriote yooyu nag maanaam gune yi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak li lee di Ousmane Sonko gis nañ ne nag daara doxal ci nguuru pour Macky Sall gile rawatina ci njàng beeg njàngale bi niki tey ji la ñu janoog waaye taskatu xibaar yi Babacar Ndiaye moo àddu ci seen tur ñu teewlu ko ak Adama Ndione. ñu ñëpp gis nañ benn rapport buy circulé venant de l'OIT buy fësal que ni Sénégal d'après xayma dafa bokk ci les 10 pays à travers le monde yi nga xamante ni taux de chômage bi foofu la gën a doy waare te ci biir 10 pays yooyu sax su ma jumalee Sénégal moo jël ñetteelu place bi ñu ngi ko xaymaal un taux de chômage de 48%. ñu rappelé que ni ñaari dëkk yi mu raw sax boo xoolee ba xool ay pays yu instable lañu kon ñun li ñu nawleem sax ba muy xëccoo ak ñoom. lii nag yee ay questions yu bëri li tax mu yee ay questions yu bëri si ñun mooy que non seulement dafa wane lajj gi nga xamante ni Macky Sall ak son gouvernement lajj nañ ko ci li jëm ci wàllum xëy waaye dafa fekk ni le président Macky Sall ak son gouvernement dañoo dajale ay milliards yu bare di alalu réew mi def ko ci ay fonds yu mel ni FONGIP yu mel ni PAPEJ yu mel ni DER yu mel ni PRODAC waaye malgré tout ñu gis ni tey même pas une semaine l'organisation internationale du travail ñëw di ñu xamal ni Sénégal dëkk yi gën a doyadi ci wàllum xëy ci la bokk ñu laajte suñu milliards yooyu kon anamu fan la jaar en tout cas milliards PRODAC yi moom duñ ko laajte je pense que Mbaye PRODAC sera bien placé pour ñëw tontu ñu ci milliards yooyu mais ana milliards yi def ci DER ana milliards yi dem ci FONGIP ana milliards yi dem ci FONSIS et cetera kon nga gis ni dañ fiy noté benn échec notoire ci li ñuy wax politique de l'emploi du président Macky Sall joxe laaj boobu ñu laaj dafa am ay njeexital dafa am ay conséquences ci li ñuy wax avenir jeunesse bi bu ñu fàtte ni bu ñu nee emploi à 95% on fait allusion à la jeunesse je pense que récemment am na lu fi gëjoon trop loo xamante ni dafa nekk di ñëw en masse muy lan Barça ma Barça yàggul dara 184 jeunes jàpp nañ leen fii géeju Mbour bi 184 jeunes lu ñu doon def dañoo tale woon seen àdduna
jublu lu ñuy wax Barça mbaa Barça mais lajj gi nga xamante ni Macky Sall ak son gouvernement lajj nañ ko ci wàllum xëy moo waral tey la recrudescence de ce qu'on appelle l'immigration clandestine. enseignement supérieur du Sénégal fi ñu toll nii du mën a naxsaay na du mën a sëngëm na mais dafa nekk à terre mën naa ci citer rek quelques exemples yu ndaw fii may waxee ak yéen 1348 bacheliers jeunes yi nii ñu ngi errer dans la nature kon ñuy laajte Sénégal ndax am bac crime la infraction la wala délit la nga ñëw ci li ñuy wax UVS Université virtuelle du Sénégal ñii mën naa ne ñoo gën a sonn ci Sénégal ci étudiants yi ci kàcc la ñu nekkee di yor dëkk bi dañ koy firndeel ci campagne yi dafa war monde bi yëpp laay wax 5 mandats lay def fal leen ma ñu fal ko anamu tey mu gëmloo nit ñi que ne bés bu ñu ko falee dina jël li ñuy wax askan wi jiital ko jël parti bi teg ci ginnaaw tey seen i yor nañu dëkk bi war na leen di ay mën nañu citer exemple yu bëree tey Sénégal est un pays où le scandale ne prend jamais congé 94 milliards de gauche à droite Aliou Sall 6 000 milliards Mbaye Prodac Cheikh Oumar Anne Cheikh Kanté à gogo du jeex. loolu yëpp di ngeen ci mën a àddu ci njeexitalu xibaar yi lay doon ci wax sa xalaat bokk na ci mouvement activiste yi fu ne la ñu daal di bàyyi ko ci biir réew mi ban jàngat ngeen ci am fexe daal di ñongal nekkinu nit ñi ci koom ak seen dundin rawatina ci jigéen ñi. lu toll ci gune yu jigéen yu nekk ci biir fukki région ak ñeent ci réew mi nag la ñoo daal di dimbal jàppal ci li nga xamante ne moom mooy projet de développement entrepreneuriat féminin ak xëyub ndaw ñi ñu daal di génne lu toll ci ñeenti milliards ak juróomi téeméeri millions ci suñu koppar ngir rek daal di leen financer ci lu jëm ci wàllu principe islamique. niki tey ji la ñu daal di woon am ab ndaje bu yaa foofee ca Louga Lamine Gueye Samane. ñeenti milliards yu tegal juróomi téeméeri millions si suñu xaalis moom la projet bi ñuy wooye projet d'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin et de l'emploi des jeunes PADEF-EJ génnee li mu si jublu mooy fexe ba yokk koom-koom waaye tam nekkinu jigéen ñi ak njagamaar yi si fukki région ak ñeenti nekk si réew mi Chérif Karam moom lu ñu dénk lépp lu jëm si wàllu microfinance si projet boobu. dafa nekk financement boo xam ne rek dañ ko lal ci ay principe benn bi mooy que ne dañoo dàq riba beneen bi dañoo dàq ay activités yoo xam ne dara wóoru ci comme lu jëm ci loterie beneen bi mu nekk lu ñuy wax financement bu aju ci actif tangible boo déggee actif tangible nag mooy que ne financement bi du joxe xaalis waaye day jënd matériel wala jumtuwaay bi nga xam ne moom la nit ki soxla pour activité am ñu jënd ko jaayal ko tegal ko ci marge boo xam ne moom la ñuy wax marge bénéficiaire. financement yi niñ koy joxee nag wuute naag lool li nga xam ne moom lañ fi tàmm gis ñu tuddee ko financement classique wala conventionnel fii lépp rek mi ngi aju ci charia Chérif Karam responsable volet microfinance projet bi. projet boo xam ne am na ay pàcc yu bari yoo xam ne ñu ngi fii ci biir Louga benn bi développement des chaînes de valeur lañ koy wax benn bi infrastructure et service mais waa Louga dañu bokk ak waa Sénégal yépp ay ligne de financement islamique la ñu bugg ko jox askanu jigéen yi enveloppe globale bi 4 milliards 500 la dañ ko jagleel jigéenu Sénégal yépp du càggeen nag boo nekkul jullit bokkoo ca loolu dañu bugg mu nekk message bu leer nga nekk femme catholique wala nga nekk jullit wala nga nekk beneen religion mun nga ci am. lël bi ñu amaloon fii si biir Louga nag tax na responsable projet yi joxe ay xibaar yu doy waaye itam weccee xalaat ak ñi nga xam ñooy partenaire au développement yi rawatina ñi nga xam ne ñoom moom projet bi di jigéen ñi ak njagamaar yi ki leen doon jottali xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Samane Sud FM. Lamine Gueye Samane ña nga xamante ne nag dañoo amoon ay jafe-jafe ngir rek dem ca réewum Adama Barrow di jaare Tambacounda fi mu ne nii loolee ay nettali lay doon ndaxte njiitu réew ma daal dina jëlub dogal ginnaaw juróom-benn weer ya nga xamante ne tëj na réew ma ci suuf si ak yitte ci wàllub géej gi ubbiwaat na lépp ngir ñëpp mën di dem ak dikk wante nag ñoo daal di fexe képp ku fay ñëw nga daal di sàmmoon tegtal ya nga xamante ne moom la kilifa yi fa daal di samp rawatina ci lu jëm ci wàllub kër docteur ci bataaxal boo xam ne siiwal nañ ko ci ajuma ji fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre njiitum réewum Gambie di Adama Barrow wane na ci ne it lépp loo xam ne si mu aju woon ci tere dem ak dëkk boo xam ne def na ko ci ay frontières yi daf ko yëkkati mu nekk loo xam ne it daf ko fësal naka tey jii excellence yi njiitum réewum Gambie di Adama Barrow wane na it ci benn bataaxal bu ñu bind ci anglais ne it ay frontières yi moo xam ci suuf ak it ci ndox mi ci Gambie yëkkati nañ ci saa si tere biñ ci def yëkkati boobee it way jëfandikoo yi dañ ci bég lool ndax it jafe-jafe boo xam ne it taroon na lool ci contournement maanaam jaare ci yoonu Tambacounda boo xam ne dooloon nañ ko ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai bi weesu ni it nekk jamono joo xam ne ci la Gambie tëjoon rap ay frontière am ndax it nee ñu it mbas mi lay di coronavirus lëmbee àddina wërngal kap njiitum réew mi Gambie Adama Barrow taxaw na tem fas yéene yaatal géew gi ndax it war na ne it ci bataaxal boobee ba tey ne it danay ubbi ay barab yi ci mel ni ay bar waaye tamit ay dancing ak it ay casino waaye it terewul ñoo xam ne ñoo di askan wi war nañ gën a bàyyi xel ci lépp loo xam ne si moo di matukaay ak sàmmoon teg bu ñu war a def ak li leen war a aar ci
mbas mi lee di coronavirus loolee it bokk na ci it ñoo xam ne ñoo di woy jëfandikoo tali bi léeg ñoo xam ne dañuy dem di dikk waaye tamit ñuy sàkku ñu war a taxaw càmbar wér-gu-yaram askan wi naka noonu it war nañ gën a bàyyi xel it tamit ci lépp loo xam ne ti war nañ ci sàmmonteeg wàllu wér-gu-yaram bokk na ci it wàllu raxas loxo ak tamit lépp loo xam ne si jëm na ci wàllu solum masque boo xam ne kenn ku nekk war na ko gën a fulaal mu yaatu lool ki si doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé waa Vélingara ferloo nag tiis la ñu yeewoon ni ki tey ci suba benn jigéen gu am fanweeri at ak juróom-ñaar moom moo daal di xaru dugg ci teen ci mujjantal ga nag dañoo jàpp ne dafa amoon ay jafe-jafe ci wàllu bopp bàyyi fi ay bant maam yàlla Abdourahmane Diène. askan wi yeewoo ca Canox bokk ci commune Vélingara Ferlo ñoo am tiis lu rëy gannaaw bu ñu fekkee ab néew ci biir teen te mu doon ab soxna su doon xaru te ay atam toll ci fanweeri at ak juróom-ñaar bu ñu sukkandikoo ci seede yi soxna si nga xam ne moom moo xaru dara jotu ko amul feebaru xel te ñu ko xam nee nañ ku baax la woon te bëgg boppam wante lu ñu seede mooy ni fan yi ni doon jàmbat ni dafa am bopp buy metti ba tax na jotoon naa dem kër docteur wante yëf yi taxul mu tane ba tax na tey jii ba mu xëyee ci la ne boroom këram na jël ci jur mi jaay ko ngir mu am lu mu jëndee ordonnance yi bi jëkkër ji demee ci la génn daw ca àll ba ngir xaru ji jamono ji ni askan wi nga xam ñoo yeewoo Canox bokk ci département Ranérou ñu ngi woy di laajte ndaxte ba léegi xamuñu li war a tax ba soxna si daal di mën a xaru soxna si xaru nag jot naa bàyyi ci ginnaawam juróom-ñaari bant ak jëkkër joo xam ne mu ngi am tiis ak nakar ju ko bett mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. Le contradictoire. Le contradictoire di wute gis-gis ci ñaari kàngam yu bokk benn yoon ku nekk ak sa gis-gis ku ne itamit ak ni nga koy càmbaree altine ak àjjuma. gan gu njëkk gi ci le contradictoire nekk docteur Mahfouz Sarr moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu programme bu FAO fii ci Sénégal la ñu waxtaane bokk na ci ni ko bésu tey ji di journée mondiale bu alimentation loole nag xool Sénégal ana ban taxawaay la ci am ak it lan moo ci saafara ngir rek ñu daal di am dund gu sell rawatina ci lu ñuy lekk docteur Mahfouz Sarr ñu teewlu ko Babacar Samb. docteur Mahfouz Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaa yor wàllum programme FAO fii ci réewum Sénégal tey fukki fan ak juróom-benn ci weerub octobre ñuy célébrer lii di journée mondiale de l'alimentation ñu war a waxtaanee lu jëm ci wàllum système alimentaire bi fii ci réewum Sénégal justement ana ban taxawaay la ci FAO daal di am ngir mën a gën a muccal ayib lii di ndëgërlaay li ngir jàmmarloo li nga xamante ni moom mooy coppiteg jaww ji. ren yi dafa nekk loo xamante ne nii dafa tombeek mbas mi nga xamante ne àdduna bi yëpp ñoo ko yëg. wax dëgg si méttiwaay ak li nga xamante ne moom la affecté bépp doomu aadama ci kaw suuf. FAO bu mu tëggee bu ñu waxee proposé thème bi mooy nañu béy bu ñu waxee cultiver mooy du gàncax bi rek nañu def produire si gàncax bi nañ produire si napp bi si sàmm bi si lépp li nga xam ne dañ koy def li nga xam ne day yem bi mais bu ñu koy def aussi na ko ñëpp boole def mu nekk solidarité boo xamante ne. bu ñu àndee dañu mën a jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a sonn donc loolu FAO moom mu ngi siy liggéey bu baax a baax liggéey bi surtout jamono yi nga xamante ne dañu jànkonteeg ay li ñuy wax changement climatique. FAO mu ngi siy liggéey depuis ay at a ngi nii di liggéey ak baykat yi ak sàmmkat yi mais di liggéey ak aussi service yi nga xamante ne ñoo nekk si gox yi nekk pour wane ne résilience climatique bi buñ si taxawee. mën na améliorer li nga xamante ne mooy suñu système alimentaire donc loolu tey jii am nañ si moo la si mën a firnde mooy def nañ loo xamante ne gis nañ ne bu ñu liggéey boo xamante ne tey jii muy béykat bi muy sàmmkat bi na am information yi nga xamante ne moom la jaww ji joxe mu ñuy wax information météo di ko booleeg liggéeyam loolu dina mën a tax mu gën a mën a béy wala mu sàmm gën a mën a am production bu baax loolu boole ko xeetu ak façon yi sottante xalaat boo xamante ne ni dañ koy def si tool yeeg ak si kër yi waxtaan ak nit ñi waxtaan ak kilifa yi aussi donc loolu nekk na loo xamante ne yoon bi nga xamante ne FAO jël na ko pour que tey jii buñ ne dañuy def résilience climatique mu nekk yoon boo xamante ne ni muy sottante xalaat muy sottante weccoo xam-xam muy dem ci tool yi xool di améliorer mbéy meeg sàmm bi ci kaw njàng ci kaw weccoo xalaat ñi nga xamante ne ñoo
ci tool yeeg ci yeneen gox yi ñu mën a joxe seen xalaat ñu boole ko donc loolu ci la FAO di liggéey donc yaakaar nañ ne loolu gis nañ ne aussi am na ay résultats yu baax yu ñu am ci àll bi. mais bu ñu sukkandikoo ci FAO lu tollox téeméer ak fanweer ak juróom million ci ay doomi aadama ci juróom fukk ak juróomi réew ak i territoire ñu ngi jànkonteel li nga xamante ni moo di insécurité alimentaire soxla nañ li nga xamante ni moo di ndimbal ci nu mu gën a gaawee ngir ñu mën leen jàppale jamono ji lan mooy priorité yi. xam nga boo nekkee ni urgence xam nga ñu dimbale mën nga indi ndimbal waaw souvent ñu doxal mën nga indi ndimbal joxe ko wante aussi mën nga ci boole loo xamante ne nii tey jii ndimbal lu nga koy jox dina mën a tax mu wéyal ay activités am pour faire face à jafe-jafe bi xam nga lu ñu wax ne mën nga indi urgence def ay activité urgence mais aussi def ay moyens yi nga xamante ne dina ko yokk dugal ci résilience donc loolu am na ay yëngu-yëngu yi nga xamante ne def nañ ko par exemple tey jii su ma jox mën naa la jox benn firnde dem nañ benn projet boo xamante ne def nañ ko ci zone sylvopastorale boo xamante ne dañoo dem yóbbu ay aliments de bétail wande ci biir aliments de bétail boobu ñu ko boole ay technique ay njàngale yoo xamante ne nii ak ay échelle toppandala def nañ ko ci production fourrage par exemple tey jii ñi nga xamante ne ñoom lañ jox aliments de bétail en même temps jokkoo nañu ñoom ba jox leen xam-xam bi nga xamante ne moom lañ def technique production de fourrage ba pare jàppale leen si li nga xamante ne moom la ñu defee production de fourrage boobu ba léegi macha allah boo leen joxoon tey jii aliments de bétail mën naa am bu déwénee aussi boo leen joxoon ñaari saako mën naa am déwén benn ngay joxe bu la ko doo joxe donc loolu foofu la xalaat bi nekk xalaat bi fu mu nekk mooy boo defee intervention rek am na yoo xamante ne nag jafe-jafe yu jàmp la jafe yu jàmp moom da ngay indi loo xamante ne jàppale bu jàmp rek ngay indi mais jàppale bu jàmp boobu doo si teg leneen mën a jox la beneen exemple rek balaa ma jeexal tey jii boo demee dans la zone sylvopastorale ak yeneen gox yi aussi bu ñu jëlee mbirum ndox mi rek affaire ndox mi FAO mu ngi accompagner population yi foofu daal di fay def li ñuy ay citerne mooy citerne yi dañuy def benn mbaar boo xamante ne nii day jàpp ndoxu taw bi daal di koy yóbbu si citerne daal ñuy denc foofu ndox mi donc loolu dina tax bu noor bi ñëwee ki nga xamante ne muy soxna yi nga xam ne dañuy dem di def ay kilomètres wuti ndox au moins ñooñu nañu am ndox seen buntu kër ndox seen dëkk boo xamante ne dañ ko mën a jëfandikoo lu bari si balaa noor bi di so donc loolu mooy activité yi xamante ne nii bi nga xamante ne dañ koy jàppal nit ñi pour que déjà système bi ñuy wax ne moom la ñuy def ak solidarité bi wax moom la kii bi journée mondiale bi di tëgg loolu yëpp mën nga xamante ne solidarité la jàppalante la sottante xalaat la mais loolu aussi boole ko ay pratiques yi nga xamante ne dina mën a préserver sunu environnement dina mën a préserver sunu système bi nga xamante ne moom la ñuy defal. alors docteur Mahfou Sarr maa ngi lay sant di la gërëm. suñu ñaareelu invité di Mamadou Ndiaye nekk coordonnateur régional au système d'information des marchés agricoles en Afrique de l'Ouest di àddu ci kaaraange ak it nan la ñuy def ba mën a saytu bu baax a baax li leen di ndox mi ak it jiw ji rawatina ci jamono yi jile ñu teewlu ko Babacar Samb. Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu yow doonoon nga ndaw ci commissaire à la sécurité alimentaire di itam coordonnateur régional bu réseau du système d'information des marchés agricoles ci Afrique sowu jant jamono ji ñuy wax lu jëm ci wàllum sécurité alimentaire nguurub Sénégal daal di miser ci li nga xamante ni moo di wàllum mbay mi ngir mën a garantir li ni mel ban jàngat nga daal di am ci li ni mel. waaw jàngat bi ma si am rek mooy Sénégal quand même par rapport ak ñun sunu sécurité alimentaire nañu sant yàlla quand même amuñu ay jafe-jafe parce que tout simplement Sénégal mu ngi béy mu ngi produire ñu ngi béy dugub ñu ngi béy mboq ñu ngi béy ceeb même su fekkee production bi peut-être des na toujours pour mun a lu ñu soxla yëpp pour ñu mun ko béy si réew mi parce que soo seetee presque à peu près genn wàll bi la ñuy béy ci Sénégal donc lu des dañ koy jiggaane alors su fekkee dañ koy jiggaane nag même là aussi mun nañu wax ne amuñu jafe-jafe lu bari parce que xam nga ñun ñu ngi si wetu géej xam nga géej bi moom
lu si ëpp si ceeb bi buy jógee si pays asiatique yi muy ñëw Sénégal xam nga par géej rek lay jaar xam nga contrairement ay réew yu mel ni ay Mali ay Burkina Faso nga xam ne amuñu géej ñoom dañuy am jafe-jafe ba ñun tamit vraiment yàlla defal jombal nañ ba nga xam ne ñu ngi def ay production yu baax mais aussi saa bu ñu soxlaa importation dina ñëw su ñëwee aussi dina dugg si réew mi facilement sans jafe-jafe. ñu wax ba léegi ci wàllum production bi est-ce que foofu tamit doon jànkonteel ay yenn ci ay gàllankoor lu ci mel ni nag wàllum conservation bi am na itam lu jëm ci environnement bi nga xamante ni jamono ji ci nu muy yàqoo doy na waax perte de diversité tamit agrobiologique yi nga xamante ni dañ koy daal di nemmeeku est-ce que li ni mel du doon ay gàllankoor. waaw léegi moom am na gàllankoor parce que tout simplement comme ni nga wax ni xam nga d'abord. études yu bëri am na études yu wane lu ñuy béy d'abord nu ñu koy béyee xam nga presque ay loxo la ñuy béyee ci artisanal amuñu industrialisation bu fort ay machine les machines agricoles yoo xam ne kii dinañ sax ñu béy lu bëri ça c'est un mais de deux aussi xam nga ñu ngi nekk ci zone boo xam ne taw bi bëriwul donc vraiment lu ñuy béy ay superficie yu néew la mais également lu ñuy béy tamit day am souvent ay gàllankoor c'est-à-dire dañu am loo xam ne lii dañu am y a beaucoup de pertes xam nga Sénégal li ñuy produire yu si bëri presque soo produire peut-être une tonne peut-être 100 wala 200 kilos yi presque lu si ëpp si àll bi nga koy bàyyi si tool yi parce que ni nga koy récolter la ni nga koy góobee donc y a des ce qu'on appelle des pertes post-récolte ci jamono bu ñu koy góobee mais aussi am na yeneen pertes yoo xam ne aussi am nañu xam nga fii ay oiseaux granivores surtout le long de la vallée du fleuve Sénégal am na ay picc yoo xam ne yooyu dañuy jógee ay musala yooyu di ñëw di lekk aussi di li ñuy béy mais aussi am na yeneen insectes yoo xam ne aussi parfois ci biir nawet bi dañuy yàq xam nga yooyu yëpp c'est la protection des végétaux moo war a aar loolu moo war a defar loolu ñu ngi siy góorgóorlu c'est vrai mais quand même il faut reconnaître que nous avons des limites par rapport à ça mais aussi yeneen gàllankoor yi aussi mooy peut-être qualité semence yi ñu am est-ce que semence yi ñu am aussi xam naa ne am na si yu baax mais am na yoo xam ne ne si am na jafe-jafe mais aussi suñu suuf si aussi xam nga su ma la waxee tey lu ëpp lu ñuy consommer Sénégal pratiquement mu ngi jógee ci bassin arachidier xam nga même suuf yi rek la ñuy béy tout le temps donc su yàggee aussi suuf si day am coono pour mën a supporter loolu yëpp mais aussi conservation bi aussi léeg-léeg c'est-à-dire ni dencin bi nu ñu koy dencee tamit parfois day am boo xam ne léeg-léeg dañu am jafe-jafe aussi pour vraiment dugub ji parce que produit alimentaire comme nit la day nooy day respirer dafa am xol dafa am yëpp mais am na noo koy tenc ak noo koy dencee rek aussi da nga yàq qualité nutritive aliment produit bi. voilà jamono ji ana lan moo fi daal di jàmp lan lañ war a taxaw. bon lu ñu war a taxaw mooy fexe ba d'abord vraiment ñuy béy presque at bi yëpp doon d'abord ci la bokk. moo gën ñu comme ni ma la wax su ma la waxee tey béykat yi ëpp ci Sénégal ñu ngi bassin arrêté ñetti weer rek la ñuy béy ñu taxaw donc mooy vraiment nañu am ndox boo xam ne dina tax ñu mun a béy pratiquement une bonne partie de l'année. loo xam ne léegi kii mais aussi donc maîtrise de l'eau il faut ñu maîtriser ndox bi fu fleuve bi fu dex yi am ñu béy loolu ñu def ay canalisation yoo xam ne dina tax ndox bi dina dugg ba ci biir réew mi mais aussi defar ay forage yoo xam ne yii dina tax noor su jotee ñu mun a béy yu am solo wala ñu def ay bassin de rétention yoo xam ne yii dina tax su ndox bi tawee ñu mun su stocké denc foofu ndox bi su nawet bi passé noor su ñëwee ñu mun a aussi mais aussi am ay semences de qualité c'est-à-dire am ay semences yoo xam ne yi aussi day gaaw a meññ c'est de bonne qualité xam nga aussi semence moom dafa am aussi ay catégories donc plus muy yàgg su fekkee jiw boo xam ne da nga koy yor da koy jiw di jiyaat pendant ñaari at ñetti at bu yàggee après xam nga dootul am qualité bu mu waroon am pour def de bonne production donc c'est d'avoir vraiment de l'eau avoir des semences de qualité avoir am suuf su baax ndox bu bëri suuf su baax am ay intrants ay semences ay jiw de qualité et puis aussi ñuy béy pratiquement presque une bonne partie de l'année lu si ëpp si at bi ñuy béy. d'accord Mamadou Ndiaye maa ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf Serigne Babacar. mbokk yi foofu la ñuy yem ak yéen ci contradictoire laata ñoo dem nag ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu wax sa xalaat
ñu àddu ci li nga xamante ne moom mooy Union internationale des magistrats mi daal di àddu ci mbirum Souleymane Teliko rawatina li ñu jàpp ne xor ñooñu la ak jéem a xupaate ñoom nag jàpp nañ ne kii lee di ginnaaw bi ñu ko daal di wooye ni ki fukki auditionné ni ki fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre bi le ginnaaw bu mu amaloon benn interview ci lu jëm ci wàllu taskatu xibaar yi. Procédure disciplinaire yi nag daal di nañ ko déclenché boobu ba ndege si jàpp nañ ne nag lii lay di Souleymane Teliko saisine bu conseil en tant qu'organe disciplinaire ci jaarale ko ci presse bi niki ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi la bu ñu lu weesu situation yi la ñu jàpp ne nag dafa jéggi dayo groupe africain Union internationale des magistrats moom nag ñoo ngi jàppal tànk lii lee di UMS di Union des magistrats du Sénégal ak itam ki nga xamante ne moom mooy seen njiit di Souleymane Teliko ngir rek daal di fexe dëgg daal di jib ci mim réew rawatina ci lu jëm ci wàllub yoon groupe africain le groupe africain de l'Union internationale des magistrats nag moo ngi ñaawlu bu baax a baax lu mu jàpp ne dafay gàntal ak it lu mu jàpp ne dafa ëppal ci wàllub doxalin gu ñuy def jëmale ko ci président bu UMS ci nu muy doxalee liggéeyam rawatina ci jamono sile ak it nu muy daal di défendre li la di intérêt magistrat yi ak daal di fonk li la di indépendance pouvoir judiciaire groupe africain de l'Union internationale magistrat yi naka moo ngi woo jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub yoon ci mim réew ci situation bi nga xamante ne ñoo ngi koy def président bu UMS ngir rek ñu daal di xool anan nees la ñuy def ba daal di fexe lépp lu jëm ci wàllub statut magistrat yeeg indépendance pouvoir judiciaire yi ñu daal di ko trouver nu mu gën a gaawee. Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, l'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée, à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'une énergie propre et bon marché, et bien plus encore. Ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie quotidienne. L'OMVS, un outil d'intégration, un levier de croissance, vous offre Wax sa xalaat. wax sa xalaat lu ñuy waxtaanee niñ ko defoon ci tàkkusaan bokk na ci coowalu suuf bilan plan Orsec ak mbas mi ci 88 628 98 98. beneen bi maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay. Adama Dieng la maa ngi lay ziar bu baax. delloo ziar Dieng Touba. ñaanal jàmm. ñoo ngi la koy delloo. jàmm. di nuyu baax na sama mbokk yooyu ak mën a nekk rawatina ñu nekk ci diaspora bi. daama waaw ci wàllu coowal suuf di da wax dëgg yàlla moom. mel na ni yaatu na ci réew mi waaye nag maa yàgg na fi te duñ jóg nag moom coowal suuf. yàgg na fi loolu te duñ jóg waaye nag wax dëgg yàlla dañu ànd ak dal rek ndax it àddina moom dara dafay jërul dara ndax loo xamante ne da nga koy xëccoo te lu mu yàgg-yàgg da ngay dem bàyyi ko fi te jàpp naa ne ànd ceefu daal baax na lool. njiiti réew mi nag wax dëgg yàlla jàpp naa ni lépp lu ko war pour taxawu suuf si réew mi ba ci commission de réforme boobu nga xamante ne taxaw na ko ba joxoon ko professeur Moustapha Soura yooyu yaakaar naa yu am solo la loo xamante ni dina man di delloo si nit ñi kenn ku ne yemal la ci la nga moom waaye bu borom doole yi bëggee not ñi néew doole jël seen profit su boobaa day métti lu jëm ci wàllu mbas nag man da wax dëgg yàlla lan rek moom xaw a jaaxal bu relancement bi nga xamante ni am te nit ñi moom léegi rarement nga di teg ku takk mas kon nag loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax xam ne feebar bi ñu ci dëkk bi te jógagu fi kon ñun ñëpp ñoo war a sàmmante ak mesures barrières yi respecté fajkat yi ndax waaye jàpp naa ne Sénégalais yëpp war nañoo yërëm corps médical bi ndax boobu ba nëga ni kenn déggul ñu wax kenn déggul ñu def dara guddeeg bëccëg ñu ngi ci test yi ñu ngi ci hôpitaux yi di faj nii kon nag nit ñi ci boobu ñoo war a jàppale waaw di rafetlu nag di programme bu bees boobu nga xamante ni ministre de la santé jël nañ ko muy matukaay yu bees yooyu fële ci aéroport bi la jaañ ndax waxoon naa ko faaw ñu jël fay matukaay ndax cas importé bu ñu demee ba muy ëpp cas contact yi su boobaa nag faaw ñuy obligé boo dem fu ab Sénégal yi jógee ak ko réew moo mën a jóge ngay di test boo ko deful doodu ci réew bu ñu ko defee rek jàpp naa yi bu cas importé yi jeexee rek ndax cas importé ñoom ñooy jur cas contact yi ñooy jur cas communautaire yi bu xasee jeex rek boo wàññee ko yaakaar naa mën naa baax
après loolu ñu ngi jaajëfal président Macky Sall taxawaay bi nga xam ne am na ko seen askan ndax jàpp naa ni mboolem président yi ne ci Afrique moom moo ci gën a taxaw askanam jërëjëf. jërëjëf Adama Dieng Touba ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98. allo asalaamaaleykum. Ibrahima na nga def Boy Malika ça va. sant ba alhamdulilah Boy Malika. naka yitte yaa xam ne mani. Birama xam nga le président Ahmed Sékou Touré dafa amoon lu mu wax président Senghor. dañu ko yow da nga bëgg a nelawal sa peuple te sa peuple gën laa yeewu quoi mais man nag man dama bëgg a yee sama peuple mais sama peuple neexul a yee. xam nga loolu moo am fi la Adama ñoo wax loolu gis nga borom doole yi fi mu nekk nii ñoo bëgg a akimoo suuf si le problème de Tivaouane Peulh la mais Tivaouane Peulh la fa nekk nii ñëpp xam nañ ko xam nañ la fa nekk dafa am ñu nekk ci kaw ñoo xam ne ñii suuf si ci seen bopp moom la ñu bëgg a accaparer comme mooy li Adama Dieng wax léegi xam nga ma la wax tey ci suba tey ci ngoon sax maa ngi lay dégg ngay wax ci problème mu terrain Ablaye Wade ba mais Ablaye Wade fi mu am terrain du Tivaouane Peulh Ablaye Wade mu ngi këram terrain mu ngi fii ci ginnaaw Kër Massar ci boo passé armali ñaay njooraani foofu la si yërwade te problème mu terrain Ablaye Wade boobu diggante Mbaaw ak Kër Massar ñoo doon am contentieux Mbaaw ni moom Kër Massar ba ñu am ci contentieux Ablaye Wade étant jeune avocat bi mu demee ba gagné procès bi Baye Ndollo Sow ku ñuy wax Baye Ndollo Sow moo ne ko kaay seet fii lu la neex ñu daggal la ko mu ñu daggal ko bi mu demee ba nekk président de la république léegi mënuma fay dara lu Baye Ndollo Sow lu dul defal jël doomam defal ko député mooy député maire xaw ma nan Sow boobu député bu jigéen boobu dëkkoon Kër Massar mu ci la ko def député loolu mooy affaire bi mais problème mu toolu Ablaye Wade jigéewul sax Tivaouane Peulh la ñuy wax ay ba moo tax am na ñoo xam ne ñi dañuy wax te xamuñu dara ci li ñuy wax di remercier nag affaire mbas mi yàlla nay gën a dellu ginnaaw rek di remercier aussi waa COJER bi nga xam ne ñoo nekk Malika quoi ci seen circulaire bi ñu lancé temps yi passé quoi di li wax ni gestion nébuleuse bi nga xam ne moom la notre commune notre maire laa def ba mettre ko en garde ni ko prochaine élection yi sax xel ak sax xalaat sax bu mu nekk naan da ngay déposé candidat ñoom ñëpp ay waa APR lañu man loolu tax ma kontaan di remercier waa COJER bu baax ci acte bi ñuy def distribuer ay moustiquaires imprégnés distribuer ay masques ci yëpp rafetlu lañ ko vraiment c'est très bien beau démb rek maa ci waxtaan ak seen benn responsable mu ni ñoom duñ ko xalaatuñu sax Momar Talla Gadiaga naan day déposé ay candidature prochaine élection duñ ko sax seetaan waaw parce que koo xam ne ci 18 ans de lañ def nga ko fi defuloo fi dara ci 88 628 98 98 bi ci réew 33 841 22 33 asalaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. baykat moom di jaar de nuyu. mbaykat waa. man day dafa ne coow dina gën a bëri de. parce que sàccum nënd sama maam nee na boo sàccum nënd de foo ko tëggee coow na ko nga tëggee mooy problème bi. li am Tivaouane Peulh moom c'est une confirmation day firndeel ne nguuru APR la ñu diggee woon mosuñu def dara campagne électorale keroog boobu candidat APR bi fecc fii am na mu diggee woon fii Tivaouane Peulh ñëw na bu fa jox leen ay hectares ñu dëkkee ko loolu yàggul fàtte xaju fi moo bëgg ngeen génn vaar yi il avait promis de rendre les terres à ces gens-là à ces victimes tey ñu ngi noonu sango seen rangooñ kenn taxaw leen ku Guy Marius Sagna yal na ko yàlla dolli kattan ak wér moom Guy Marius li muy def bu si dee mën na dem àjjana Guy Marius li muy def bu si dee mën na dem àjjana de parce que taxaw néew yooyu taxaw koo xam ne dañ ko lor jaamu yàlla mën na ko weer ma xam ne nag di digee ba jeunes yaa ngi jëm ci lu mbëkk mi ñu ko diggoon affaire suuf moom il s'en accapare dañu koy jël di jaay doole te fàtte ñoom ëllëg du ñu sàngoo suuf mais waa APR yi wax nañu rappelé Macky Sall promesse am boobu ñuy woote fi naa xëccoo joru feek àddina jorul xëccoo mais ñoom dañu xëccoo pouvoir ba laba ci élection yi fii tëj fi nit ñi danaan da jaruk dañu gën a mus nit ñi les gens sont assez éveillés ndali ma ñaan mooy xar yi nañ inscrire massivement daal di soppi réew mi parce que mag ñi trahir ne xar yi affaire suuf bu fi jóg parce que ay opportunité ñoo ko jël jaay doole trafic ay këyit yooyu ren fi nekkee kuy baadoolo seen rangoñ mooy suñu cere bu loolu moo war dakk si réew mi rangoñ ñu baadoolo dafa war a dakk di see suñu cere bu baa boog ñu poson suñu rangoñ bu lekk ko daal di du fanaan looloo jot jërëjëf. jërëjëf Mbaye Kane ñu daal di jël keneen ci ligne bi mbas mi la ñuy waxtaanee coowalu suuf ak li di plan Orsec li ci seen xalaat. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. sëñ bi noo tudd ak fooy woote. ñu ngi leen di nuyu.
ñoo ngi lay fay sëñ bi. ci mbirum Souleymane Téliko li ñuy wax de. déedéet boobu bokk ci. boobu bokk ci sëñ bi. bokk ci ak suufu Tivaouane Peulh bi. waaw boobu ci la waaw. waaw mbirum suuf de fii ci Sénégal. defe naa ni nit ñi miin nañu ko waaye man li ma ci dama koy wax toujours ma ni nañu def très attention te nag defe naa ni ci jiite réew mi moo war a jiite loolu moytu boobu ndax suuf dafa nekk loo xam ne lu sensible te ki nga xam ne kii dafa ñëw doole yàlla may ko parcelle bu mu dëkk mbaa tool bu muy bay cay maamaat wala mu jënd ko moo xam da koo jënd personnellement wala da koo jënd ci coopérative mbaa moo xam nu mu ko mën di amee nga xëy indi benn borom alal mu daal di kon nangu ci loxoom muy yéeg ak a wàcc te amu ci benn pexe nit ki dafa am loo xam ne lii boo ko defee ci wàllu toroxal ak dundam mën na la koo jaay loolu nag état ci boppam moo ko waroon a freiné waru koo jiite kon état bi ci boppam bu fekkee ni bi dafa dem ba joxe kàddoom ni ñii kat dañoo tojoon seen kër delloo naa leen ko waratul delluwaat gannaaw di jëlaat kër yooyu te boo dee seetlu Sénégal fi mu nekk gox boo dem fi mu nekk problème mu suuf nga gox boo dem problème mu suuf nga ragal naa nag yëpp dana mos a jógandoo benn yoon bu boobaa nag catastrophe lay doon kenn ku ci nekk nag la nga naqaroon da nga ko ci boole fa yàlla saw naqar kon état bi war na def très attention ñu régler problème mu suuf yi mënuñu fekk benn dëkk mbaa benn localité ñu ne dañuy jël promoteur jël ay suuf jox ko kenn nit mu lekk alalu dëkk wala mu lekk alalu réew ñu toog di ko xool. du dëgg du yoon. jërëjëf ñu jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi. Oustaz Adama. ñu ngi lay ziar Jibril Sène la. delloo ziar Sène. di la jottali nuyoo waa Nax waa Pikine Est waa Altu Ndangam ma Mbuuf Ndengler ak Bawol gépp. waaw. Oustaz Adama. il faut nit ñi delloo si seen xel. parce que suuf si ñuy xëccoo. di jaay doole ñenn ñi ëpp doole di ko jël. kenn du dee ba yóbbaale ci mètre carré. kenn aussi mënu cee occupé ci bàmmeelam lu mat 2 mètres carrés. kon nañ delloo si seen xel. lu ëpp ci suuf si nag ñu jiite ñoo koy akimoo de fi mu ne boo xoolee Dakar barab yi ñu doon tere yëpp foofu seen mu jóg ñi ko moom mooy borom doole yi su ma nee borom doole yi nag mooy ñi yor dogal yi ñi nga xam ne ñoom lañ dénk ko dogal yi ci réew mi ñoo ko akimoo kon nañ rafetal muy ci àll bi ñu ngi nangu tooli jàmbur yi muy ci biir Dakar et ci ñen da ngay gis ñu dëkk ba pare ñu ñëw dal ci seen kaw nañu xoolaat mbir mi. Sénégal bëri na problème suuf toj mais na état jël ay mesures te xool nañ ci indi solution suuf day na waar de te coowam baaxut na ci état jël ay mesures nañu xool mbir mi baax na yàlla def jàmm merci. jërëjëf Jibril Sène ca Nax Neex ñu daal di jël keneen ci ligne bi mbas mi ci la bokk asalaamaaleykum. salaamaaleykum. Adama maa ngi lay nuyu di nuyu Socé ak waa Sud FM yëpp ak sa édité bi ma dugal. ñoo ngi lay fay maar. Adama yii ñuy wax yëpp ñun yàgg nañ ko wax nga réew moom gars yi ko gisee gars yi dañoo bëgg suuf nag parce que bi ñu nekkee ci régime Ablaye Wade Macky Sall mi premier ministre la woon ñaata terrain la fi Macky Sall am ci Sénégal ñaata kër la fi tabax foo jaar ñu la kër gi boo demee Liberté 6 wala nga dem. fii aéroport Léopold daal sa nga ci wetu cité avion fii cité TFE yooyu nekk foo jaar moom ak soxnaa ñu la fii ak ci Sacré-Cœur 3 gis nga kër famille comme ça noonu lañ ko jàppee ak 2 voies Liberté 6 suñ toll ki temps yi bi muy doog a falu yaa ngi dégg mu naan may nañ ko 30 000 hectares ay tool xam nga ñoom ñi jiite ñoom ñooy jaay lu gaay suuf yooyu ñuy wax parce que boo demee ba cité Apix nga dem ba ci croisement boo jàddee sa ndajoor jëm Kër Massar toolu Abdoulaye Wade sa càmmoñ boo ko jëlee mel ni jëm Tivaouane Peulh foofu yëpp boo fa continué tali ba ci bii ba egg ci gendarmerie Tivaouane Peulh bi foofu yëpp visité naa ko suuf yëpp def nañ ko ay borne ba jaay ko lépp la ñu jaay nga dem Diamniadio dem bët Sénégal
dem fa toolu Marème Faye nekk ak ñoom Taïr Sarr ak doomu Macky Sall mi foofu yëpp lotissé nañ ko te alalu askan wi la ñu jël def ko noonu moomee ko seen bopp askanu Sénégal ñoo jur te xeexal ci lenn ndax tey jii boo jógee di leen xeexal bu ëllëgee bu ñu leen joxe dara ñu fàtte xeex ba commencé tagg Macky Sall commencé tagg ñi mu àndal moo tax ñun ñii doon xeex ci réseaux sociaux yi ñu ci bëri léegi dañoo ànd ak dal parce que booy xeex da ngay xeex ak patriote booy xeex da ngay xeexal patriote mais koo xamante ne yow bu ko neexee tey mu nekk patriote bu subaa mu ànd ak régime bi mais kooku neexut a xeexal États-Unis fii kenn ni mu fay jaay suuf boo ko jaayee fii. mbokk yi foofu lu ñu yem ak yenn ci xibaar yi sant leen gërëm bu baax Papa Abdoulaye Dieye mi féete woon ci xarala gi ci kanam tuuti bu 22h jotee soxna Marie Rosalie Ndiaye ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon laata loolu ñu bàyyi leen ak sud éducation mu wutuñu ci togg wi. Mali, Mauritanie, Sénégal ak Guinée lëkkaloo nañu ci biir organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ci taxawaay ci ay programme yu am solo ngir jëriñoo lii di fleuve Sénégal te it saafara ay soxla yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk te mu jëm ci développement ci ay infrastructure jumtukaay yuy tax ñu mën a am ndox OMVS taxaw ci jàppale population yi ci am ndox mu sell waaye tamit lii di mbéyum roose mi ñëpp mën a am dund gu doy sëkk ak énergie boo xam ne day yomb ci marché bi ak yeneen muy lu ngeen di yëg ci seen dundin bés bu yàlla sàkk OMVS ngir lëkkaloo ak suqaliku moo leen doon may seen émission wax sa xalaat. Sud FM, toujours copié.